ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy revenir ba tey ci proposition de loi ñeel criminaliser wàllum góor jigéen ci Sénégal comme ni leen ko diggee woon étape buñ ci tollu rek dañ ci def taxaw seetlu bu yaatoo yaatu ndax li am solo ci mbir mi mooy occasion la pour démasquer bàjjenu góor jigéen yi ci Sénégal ñi leen fiy teel tànk ndax ku nekk yaa gën a dégg ñu naan borom ñaari tur yi ci gouvernement bi la paix ay ministre lañ ak ay député moo tax ñu am fi doole mais xamuñu woon ñooñu ñooy ñan kan ak kan la waaye sant yàlla depuis bande sàmm jikko yi tàmbalee xeex bi ba tey li tubaab naan les masques tombent gaa yaa ngi feeñ ndànk-ndànk loolu la ñu nekk di teewee. yi ngeen ni mercredi 5 janvier 2022 bii ñu weesu le bureau assemblée nationale waaye membre am vice président yeeg yeneen i député yi composé bureau boobu noonu ngir ñu càmbar proposition de loi bi war a criminaliser wàllum góor jigéen. ba ñu yeggee ci boobee réunion lañ loi boobu noonu du jàll joxe nag ay lay yoo xamante ni amul bopp amul genn daan ci ñëw waaye yan député ñoo jël décision boobu noonu juróom-ñeent lañ daañu leen présenté benn par benn ngir dëkk ya leen faloon def leen ay député ñenn ñi sax ay maire lañ ñu xam ni kat ñii ñu tànnoon ngir ñu teewu leen te pencum ndaw réew ma représenté seen gox ay góor jigéen lañ ndax wax ji duñ ko raay raayal kuy làq wala défendre góor jigéen nga. mu am aussi yeneen député yoo xam ni bés bii ñu waroon caytu proposition de loi bi dañoo daw ñëwuñ te amaana buñ teewoon wone seen taxawaay loi bi dafay jàll. ñooñu itam daañu ñëw ci seeni cas sénégalais yi xam ñooy ñan ndax jamono juñ toll layam-layam yi amatul lu ñu nëbb ak ku ñuy suturaal ndax kuñ nekkaay baax may la porox ndoll may la chance nga bañ c'est parce que yow yaa bëgg ko la weer ci penc mi moo tax daañu présenté député bu ne foo bàyyeekoo yaay kan ngir ña leen faloon xam ni ñii ci bàjjenu góor jigéen ñi la ñu bokk comme que amuñ jom. léegi gannaaw lii lan moo ci des yaakaar naa ñu bari loolu moo leen ëlëm jamono jii am na ñu ne na kilifa diine yi génn wax am na ñu ne itam na kilifa yi sax wàcc ci mbedd mi manifester. côté boobu noonu ñu liñ ciy wax mooy nañuy raisonnable tuuti ay mag yu jege téeméeraat kenn du leen wàcculoo ci mbedd mii di leen xeexloo ci dëkk boo xam ne 80% yëpp ay ndaw lañ loolu ñun ñii toll suñu digg doole ñoo koy lijjante góor jigéen yi ñun lenn la ñu xam ne daal ànd nañ ci jàpp nañ ni période bii ñu toll gannaaw pression populaire bi ñoom kilifa diine yi seen kàddu maanaam ñu génn def déclaration ci tàng-tàng bii ñu nekk dina peser bu baax a baax. Du suchst eine Wohnung, dann kommt es auf die Bewerbung. li tax loolu ndax ñi taxaw ni loi bi du jàll koo ci jël dafay woye boppam ni taalibe la dafa jokk ci benn sëriñ donte ñun xam nañ ni gëmuñ kenn dañuy mbubboo tarixa yi ngir politique ay doomu iblis lañ ndax décision bi ñu jël mooy weddi nañ mboolem xalif généraux yi nga xamante nii yamuñ ci jox seen kàddu waa ànd sàmm jikko yu dong mais dañoo signé ba noppi daal di bind ne dañoo war a criminaliser wàllum góor jigéen ñoom bàjjenu góor jigéen yi taxaw défier leen ne leen seeni signature ak seeni bataaxal ñun taxañ nañ ko ndànk sànni fële. léegi ban taxawaay la ci kilifa yi war a am dañu leen jox benn exemple Maam Dabaax ci benn cas bu amoon jamonoom ak ban rôle la ci joué woon ba jaamu seytaane yi dellu ginnaaw pour wal leen doole bi chef religieux yi am ci genre situation yu ni mel. léegi ñu ñëw ci li xewoon assemblée nationale ba su mercredi 5 janvier 2022 expliqué woon nañ leen boo déposé proposition de loi du lu ñuy gaaw rek voté ko dafa am yoon. daa am benn bureau restreint bu nekk assemblée nationale boo xam ni ñooy njëkk a càmbar mbir yi bureau boobu nag newul ni député yëpp ñoo fa nekk président assemblée nationale vice président yi maanaam ñu topp ci moom secrétaire yi questeurs yi ak président groupe parlementaire yi ñoo fa am droit siéger donc nekk député sax taxul nga bokk ci bureau boobu noonu moo tax malheureusement suñu député yi porté woon proposition de loi bi ba déposé ko mënuñ ko woon teewee parce que bokkuñ ci bureau boobu. bureau boobu nag ñoo ngi toll ci 19 membres fukki membres ak juróom-ñeent bépp proposition de loi bu dugg assemblée nationale ci ñoom lay njëkk a jaar buñ ko validé nag ba noppi la ñuy doorowoo yeneen téeméeri député yi ñu daldi tànn bés bi ñu waree dem plénière ku ne défendre sa position député yépp teew laataa ñuy passé ci vote bi bés boobu noonu ñun askan wi sax bu ñu neexee sax teewe ko jël suñu feuille stylo ngir xool kan ak kan moo ànd ci daganal mbaa daan góor jigéen yi. léegi 19 membres bureau assemblée nationale boobu noonu ñan la Moustapha Niass
Abdou Mbow, Yeta Sow, Cheikh Tidiane Gadio, Aïssatou Sow Diawara, Abdoulaye Makhtar Diop, Ndeye Lucie Cissé, Ali Lo, Yaya Mané Albis, Nicolas Ndiaye, Mohamed Khoureychi Niass, Ndeye Fatou Diouf, Sira Ndiaye, Aminata Gueye, Mamadou Diaw, Daouda Dia, Awa Niang, Serigne Cheikh Mbacké, Aymérou Gningue. ñii lañu convoqué woon en tant que membre bureau assemblée nationale mercredi 5 janvier 2022 bi ñu weesu ngir ñu xool ndax loi bi war a criminaliser wàllu ngóor jigéen dañ koy yóbbu plénière maanaam mu doon lu ne fang ku ne xam kan mooy kan lépp leer. lii nag la ñu bari doon bañ mu am ndax bu boobaa lu bari dafay feeñ ñu foogoo ni nag ñoom bu ñu loloo ñoom i neen daal di rejeter loi bi ñoom fukki député Benno Bokk Yaakaar rek lu teg kenn du xam li xew. waaye Sénégal la ñu nekk koo ëpp li mbokk mënoo koo jëw moo tax dañuy ñëw ci lan moo xewoon bés boobu noonu ku nekk lan nga defoon. nee naa leen bés biñ ko waree woon càmbar loi bi ñu bari teewuñ xamuñ ndax dañoo daw res wala dañoo amoon ngànt en tout cas juróom-ñeenti ci ñoom bureau boobu noonu ñu leen limal teewuñ kenn ki mooy Yeta Sow, Abdoulaye Makhtar Diop, Yaya Mané Albis, Nicolas Ndiaye, Mohamed Khoureychi Niass, Ndeye Fatou Diouf, Aminata Gueye, Mamadou Diaw, Awa Niang ñii ñu leen limal ñëwuñ te amaana bu ñu teewoon ne loi bi dafay jàll par force ni kon duñ ko rejeter ndax ñoo fay doon majoritaire mais problème bi pour ñu bari ci député yi rawatina ñi bokk Benno Bokk Yaakaar ak loi bi mooy da ngay choisir entre li Macky Sall bëgg maanaam góor jigéen yi amuñ benn problème ak gouvernement bi terewuñ leen ñu nekk ci jàmm. position bi le gouvernement wu Macky Sall am ci biiru borom ñaari tur yi ba dem di ko wax waa bitim réew xam nga gannaaw ba yenn député Benno Bokk Yaakaar yi rejeté proposition de loi bi ba noppi liñ ko layalee mooy Macky Sall position am dafa leer ci mbiru góor jigéen yi maanaam àndu ci alors que ñëpp xam nañ ni waxuñ dëgg. Macky Sall ki fi newoon ministre de la justice muy Ismaïla Madior Fall ak yeneen i délégation sénégalaise ñoo dem ba bitim réew ne Sénégal aayewul mbir góor jigéen. ñun gouvernement du Sénégal amuñu problème ak góor jigéen. Mais nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. La loi n'interdit pas la liberté d'orientation sexuelle, mais plutôt les actes contre nature ou impudiques qui, de par leur publicité, s'assimilent à un outrage public à la pudeur. Au demeurant, le Sénégal est un pays tolérant. Le Sénégal est un pays tolérant. Le Sénégal est un pays tolérant. Que la loi sénégalaise n'interdit pas en tant que telle l'homosexualité. La loi ne parle pas d'homosexualité. Ce qui est interdit et réprimé, c'est les actes contre nature. Et actes contre nature commis en public. Parce que si ces actes sont commis en public, ils sont considérés comme des attentats à la pudeur. Donc, lii mooy position bu gouvernement bu Macky Sall mooy Sénégal aayewul wàllu ngóor jigéen am na droit gu ndaandaat di def lu leen neex ci biir réew mi donc soit en tant que député nga ànd ak position Macky Sall ci lii mooy bañ a voter loi bi lànk ne du jàll wut lu neex Macky Sall wala nga xool sa diggante ak yàlla yaay choisir donc ñii ñu leen limal sànq ñoom dañoo lànk ba ñu choisir neutre moo tax ñëwuñ amaana sax ànduñ ci mbir ngóor jigéen mais bañ a voter loo xamante ni neexul Macky Sall wala dem ànd ak Macky Sall peuple bi mere leen moo tax ñu wut ngànt dañoo daw seeni responsabilité occasion la aussi pour jaajëfal député Benno Bokk Yaakaar yoo xam ni ba waxi yàlla taxawee ak waxi Macky Sall jëm ci biiru góor jigéen dañoo dem topp leen seen borom sant ëllëg lu xew ñu des ak suñu borom muy député Alioune Souaré Abdoulaye Wilane Aminata Diaw Ali Yama Ndaw Fanta Sall ak Yaya Sow ñoom ay député Benno Bokk Yaakaar lañ mais ba Macky Sall taxawee waxi yàlla taxaw dañoo dem topp ndigalu suñu borom te wéetoog moom ëllëg lu mënti xew baax na donc ñun duñu jël député Benno Bokk Yaakaar yépp ni ñoom ñëpp a yam déedéet am na ci ñoo xamante nii dañoo taxaw jël seen responsabilité wax seen position mu leer naññi. donc ba su mercredi 5 janvier 2022 di jour bi ñu waroon xool ndax loi bi war a criminaliser wàllum góor jigéen dafay jàllam déet 10 députés fukki ndaw réew mi dong ñoo fa teewoon muy président assemblée nationale Moustapha Niass Abdou Mbow Cheikh Tidiane Gadio Aïssatou Sow Diawara
Ndeye Lucie Cissé Ali Lo Sira Ndiaye Daouda Dia Serigne Cheikh Mbacké Dolly ak Aymérou Gningue ñii nag ñoo waroon décider càmbar proposition de loi bi nga xamante ni moo waroon régler lu baree bari ci mbiru góor jigéen ci Sénégal waaye lan moo xew juróom-ñeent ci ñoom tàmbalee ko ci Moustapha Niasse mi nga xamante ni amatul naatable ni kenn la ci bàjjenu góor jigéen yi ci Sénégal loolu na ko ñëpp xam defoon nañ ci benn vidéo spéciale ne leen dafa tënk boppam ci benn agenda PGA boo xamante ni dañ ko sant moom ak yeneen député ngir ñu daganal góor jigéen ci seeni réew donc lii naka waa Kaolack waa Kër Madiabel xam mu leer naññi donc moom ak Abdou Mbow mi nga xam ne itam ci programme góor jigéen boobu la bokk muy PGA yéen waa Thiès Est xam leen ni bu ngeen ko falee ci élection locale yi di ñëw dellu falaat ko député ab bàjjenu góor jigéen international ngeen di fal moom Kirikou Cheikh Tidiane Gadio moom itam ki yàgg a woote panafricanisme ak i valeur ci bàjjenu góor jigéen yi moom aussi la bokk ku ñàkk jom Aïssatou Sow Diawara mi nga xam ni moom itam mooy maire Golf Sud lii na ko waa Guédiawaye Golf Sud xam seen député maire muy Aïssatou Sow Diawara ci bàjjenu góor jigéen yi la bokk également Ndeye Lucie Cissé yéen waa Dakar yi ko faloon député ngir mu teewaleen assemblée nationale xam leen ni itam kenn la ci bàjjenu góor jigéen yi Ali Lo yéen waa Taïba Ndiaye bés ni ki tey xam leen ni seen député maire itam mi ngi ci biir kuréel gi ëmb bàjjenu góor jigéen yi kenn la ci ñoom Sira Ndiaye yéen waa Mbour yéen a ko faloon député ngir mu teewaleen assemblée nationale waaye xam leen ni moom aussi ci bàjjenu borom ñaari tur yi moo xam góor jigéen mbaa lesbienne ak yeneen xeetu mbon yu ni mel la bokk Daouda Dia di député département bu Kanel nekk région bu Matam bàjjen la itam ci góor jigéen yi de même que Aymérou Gningue moom itam bàjjen la ci góor jigéen yi donc yéen waa Mérina Dakhar xam leen ni seen maire ki ngeen faloon maire ba noppi def ko député ngir mu représenté leen teewal seen dëkk ci yii la nekk bàjjenu góor jigéen yi la ñii ñu leen limal nag li tax ñu dippee leen bàjjenu góor jigéen yi parce que bésu mercredi 5 janvier 2022 bi ñu waroon càmbar proposition de loi ngir criminaliser wàllum góor jigéen ci Sénégal ñoom ñoo taxaw temm ne loi bi du jàll ñoom ñoo taxaw ni góor jigéen kenn du ko teg ay daan yu mën a yegg ba fukki at ci biir réew mi ñii ñoo voté loolu mennam député Serigne Cheikh Mbacké Dolly yàlla ko yàlla fay moo fa newoon di leen waar di leen fàttalay ay alxuraan ci li suñu borom wax ci ngóor jigéen waaye dafa fàtte woon ni ñii muy waxal ay taalibi iblis lañ ñu ñàkk jom lañ li wolof naa rasu amuñu ko toqi imaan newul ci ñoom xaalis jar na leen sax ñu jaay seen bopp jaay seeni njaboot ñi ñoo rejeté proposition de loi bi kon na ko sénégalais yëpp xamee noonu ñi nga xam ne ñoo leen fal ngir ñuy wéy ci suñu bëgg-bëgg dañoo wan ni faalewuñu leen faalewuñu seeni kilifa diine yi ngeen xamante ni wax ngeen ni signé nañ pétition yi ñun waxi Macky Sall mi nga xam ne nag mooy premier bàjjenu góor jigéen yi ci Sénégal ndax bu ko neexoon li yëpp du am ñoom nee nañ ci la ñuy déglu kon nañu leen ràññee ndax ñii waratuñu occuper benn ndombal tànk bu ñuy fale ci biir réew mi ñii ku leen falati xamal ni yow ci ñuy jàppale góor jigéen yi nga bokk nañu leen ràññee ngir ëllëg kenn bañ leen rendre hommage ci réew mi ndax Sénégal tàmm nañ loolu jëlal rek ku ci mel ni Moustapha Niasse Aïssatou Sow Diawara Aymérou Gningue Ali Lo ak Cheikh Tidiane Gadio ay magum jëm yu judd ci gëléem nàmp ci mbaam ñoo xam ni dee lañu gën a jege que liñ jot a def ci kaw suuf heure bii waru leen fekk ñuy gën a ragal yàlla te xam ni bés a ngi ñëw dootuñu seetaan poson yu mel nii ñu leen fi rendre hommage naan ay homme d'état lañu woon ak yu ni mel ndax jëm yi gën a yées ci histoire politique bu Sénégal ñii ci lañ bokk. léegi nag lan moo ci des comme que kenn du jiital ay doomi aadama ba noppi di leen faqatal ànd sàmm jikko yi dina def déclaration leer lan moo nar a doon prochaine étape bi ndax plan yi bari na mais pression bi moom dafay woy te période bii ni ñu toll dañuy ànd ak effectivement ci ñuy wax naan suñu kilifa diine yi ñu jàppale ñu ci pression boobu noonu loolu ñaan la ndax ci yoon yi ñu tënku tamit dañu yare ci anam gi nga war a waxe kilifa lan moo tax pression ñoom suñu kilifa diine yi am solo jamono ji ñu toll dañ leen di rek jox benn exemple dem si yàlla Abdou Latif Gueye mi créé ONG Jamra di kenn ci jàmbaar jëm ci wàllum engagement citoyen ak sàmm valeur bi mu tàmbalee jàmmarloog franc-maçon yi bañ commencé di ko sonal ba yóbbu ko ci yoon ngir tëjlu ko dañoo dem yëgal ko suñu maam da baax sëñ bi daal di bàyyi la mu doon def lépp xaar ba waa Jamra doon def déclaration
mu dem fekk leen fa jël kàddu jàmmaarlu autorité yi fi newoon nañ ci teewlu témoignage yu Mame Makhtar Gueye mi nga xam ne fekkee woon na loolee lépp ci émission Déclic. waaye dañ jékki-jékki rek ne am na cortège buy ñëw benn kilifa diine ñu ne kooku mu war a doon oto bi gaare ñu gis ku sonn ñu téye ko ci poxotaan yi mu yéeg escalier yi muy sëñ Abdoulaye Sy Dabakh waaye dafa ñëw rek jël micro bi ne sama toogaay du yàgg ndax sama yaram neexul. Jean Collin laay waxal. Jean Collin c'était le tout puissant. C'était le ministre de l'Intérieur di tubaab et qui dirigeait tout le pays. waaw parce que en réalité c'était le secrétaire général de la présidence waaye moo doon réglé yëpp xale bii ngeen bëgg fitnaal alors qu'il n'a eu que le tort de dire xaala laahu yàlla nee na xaala rasulullah boo leen ko naree convoqué police wala gendarmerie def leen ko ñaari convocation benn moom benn moom bu dee da ngeen ko nar a mënote yóbbu pamti kaso def leen ñaari mënot bref jël engagement ne loo leen ko def rek ñun ngeen ko def salaamaaleykum wa rahmatullah ñii di xaalu fii ñii di xam. gannaaw déclaration Mame Dabakh bii la franc-maçon yi fi newoon Baye Latif Gueye may ko jàmm donc ñun dañoo gëm ni moment yii ñu toll déclaration suñuy kilifa diine jëm ci jëf ji bàjjenu góor jigéen yi def dina joxaat combat bi beneen dayoo li ci des nag ñun ñoo koy defal suñu bopp yàgg nañ ko wax Sénégal faaw ñuy bàyyi di délégué ay combat maanaam lu xew ñu ne ana diw woo leen diw na ci di wax mais ñun ñi nga xamante ni lépp suñu kaw lay dal lu ci suñu taxawaay suñuy combat nañ koy régler suñu bopp ñun de en tout cas lii ñu nekk di def nii yëpp xaaruñu ànd sàmm ji koy wooñu ne ñu ñëw leen ci xeex bi déedéet dañoo xam ne lii ñu nekk di def suñu yëf la ñu daldi ciy tax rip ba boo xamul da ngay yaakaar ne ñun dañoo bokk ci ñi créé ànd sàmm ji koy yi alors que bañ koy créé ñun fekkewuñ ko bërki démb lañ ciy soog a nekk membre officiel donc combat bi ku ne ak ca la nga yëngu xoolal lu ci mën a participer te bañ ci xaar kenn te xam ni suñu njariñ la ak ëllëg suñu njariñu doom kon taxasolo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf